mbokk internetu KS TV ñi ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun jamono bu nekk ñu kontaan bu baax teewaat ak yéen fii ci seen plateau spécial tey nag ñi ngi Kër Massar laata ñuy xuus ci waxtaan bi damay nuyu sama confrère bi nga xamante ne moom lay bokkal plateau bi jamono bu nekk Moustapha maa ngi lay nuyu. waaw Abibatou maa ngi lay fay di nuyu sunu invité bi di wax merci beaucoup ci bokk ak yow plateau bi. merci beaucoup Moustapha comme ni ma leen ko waxee mbokk internet yi tey nag ñi ngi fii Kër Massar fas yéene dalal monsieur Abdourahmane Leye ku nekk ka nga xamante ne kenn dootu ko présenté fii ci Kër Massar xanaa dama koy bàyyi rek mu daal di nuyoog internetu KS TV ñu mën a jàll ci waxtaan bi monsieur Leye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abibatou di nuyu mbokk internet KS TV yëpp comme ni nga ko waxee di nuyu aussi. Moustapha bu baax di kontaan ci invitation. merci beaucoup mu ngi noonu mbokk internet yi Moustapha. voilà monsieur Leye bon gis nañ ne tey yaa ngi yëngu ci politique est-ce que mën nga ñëw xamale ak sa bokk ab bànqaasu politique bi nga xamante ne yaa ngi ci nekk. waaw Moustapha ñun ci politique ñi ngi nekk ci bànqaas bi ñuy woowee mouvement des patriotes pour le développement njiit bi nekk le président Aliou Sow. yoroon fi ay jamono ministère bi ñu dénk wàllu collectivité locale yi nekkoon aussi ay jamono ministre bu ñu dénk ndawu Sénégal ci parti boobu la ñu nekk depuis bu ñu ko sosee ñu bokk ci membre fondateurs yi ñu dénk ñu nag ci jamono bi ñu nekk comité de pilotage yu cadre yi mais également le département de Kër Massar ñu dénk ñu ci également la coordination départementale. bu weesoo loolu aussi taxawaay politique ñu jiite fi mouvement bu ñu woowee union pour le grand mouvement mu doon kuréel boo xamante ni dafa regrouper des acteurs de développement au niveau du département de Kër Massar également des associations et groupements de femmes. waaw macha allah loolu am na solo monsieur Abdourahmane comme ni nga ko waxee rek yaa ngi yëngu ci li nga xamante ne mooy wàllum politique. ñu gis juudi jamono yi ñu nekk réew mi toll na ci benn niveau boo xamante ne lépp cher na yow en tant que acteur politique lan mooy li nga xamante ne mooy sa avis par rapport ak situation réew mi fi mu toll rawatina Kër Massar bi nga xamante ne foofu la sa base nekk ñu seetlu fi mbënd bi nga xamante ne moom nañ fiy gis lan mooy li nga xamante ne mooy sa gis-gis par rapport ak li fi waaw jërëjëf Abibatou question boobu dama ci sawar a tontu lool parce que Sénégal dafa toll ci jamono boo xamante ni ñi ngi dund crise boo xam ni yamul Sénégal waaye àdduna bi yëpp la li ko gën a accentuer nag mooy pandémie bi nga xamante ni ñëpp xam nañ ko mu gane si àdduna ba tey mu nekk fi muy coronavirus bi ñuy wax impacté économie dëkk yi ci àdduna bi yëpp mais également pousse ñu ñun ci ñu xoolaat suñu taxawaay jëmee ci ni ñu war a organiser waatee suñu dund crise boobu nag dafa laal Sénégal bu baax a baax tombeek état bi tegoon ay plan de riposte yoo xamante ni plan la yoo xam ni c'était pas global c'est-à-dire c'était des plans de riposte orientés par rapport ak situation yi nga xamante ni moom moo nekk suñu kanam loolu nag bu ñu ko gisee ci politique bu ñuy wax bëgguñu wax rek ñu séddee ñu wàllu opposition waaye dañuy joxe suñu xalaat par rapport ak jàngat bi nga xamante ni am nañ ko ci li ñuy dund bu ñu nee jamono jafe na lool Sénégal dund bi cher na dañuy wax ni état bi waroon na teg ay mécanismes ak ay xalaat yu nga xamante ni waroon na taawu loolu parce que ci loolu lañ doon jëm boo xoolee lu ëpp ci lu ñuy dundee ci réew mi bitim réew lay jóge di dugg si ci biir réew mi tey jii ñëpp ñi nga xamante ni dañ daan génnee seen ay produits yi ñuy bàyyee seen dëkk di ko exporter téye nañ seen ay exportation parce que bëgg nañu li ñuy def ci seen dëkk seen stock bañ a wàññeeku waaye dëkk yi nga xamante ni ñooñu ëpp doole tamit yokk nañu ay importation pour mën a aussi sécuriser dund bi nga xamante ni moom mooy mën a daj ñoom seen ay population maintenant Sénégal bu dépendre li ëpp ci li muy dundee ci bitim réew njëg bu fa yokk naturellement day impacter ci njëg bi nga xamante ni ñun moom la ñuy jëndee fii parce que ki dem jëndi njëg ba yokk fa mu booleek la mu ko fretal indi ko mais bu lu mu doon jaayee benn prix ba day tegu ñaar ba ñett loolu lañ nekk di dund ñu ne nag état du Sénégal depuis daaw
waroon na anticiper ci loolu teg ay mécanismes yu nga xamante ni dañuy développer sunu taxawaayu producteurs yi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal inciter aussi population yi pour que ñuy dundee li nga xamante ni moom la ñuy bayee sunu réew comme ñuy consommer local bu ñu nee bay nag bëri na ci fànn yuñ ci mën a wax loolu daal nekk loo xam ne mën nañ leen ci jëm baaraam waaye il n'est pas trop tard encore pour bien faire beneen wàll bi ñuy wax ci affaire jafe-jafe yi mooy bëri na ay réformes yu fi amoon ak ay lois yu nga xamante ni président de la République génne woon na ko jëm ci jàppale consommateurs yi seen njëg benn bi mën nañu wax location bi wàññi woon na ko ba ñëpp tàccu waaye fu mu nekk ni location bi delluwaat na ci niveau bi nga xamante ni ëpp na sax fa mu nekkoon donc foofu ñu fay dénoncer vraiment un manque de suivi notoire de la part de l'État du Sénégal mais toujours bu ñu koy wax rek dañ ci jublu en tout cas def ay propositions jëmee ci joyantal yooyu ba nit ñi gën a gis seen bopp en tout cas ci li ñuy def. waaw Abibatou xuus na ci sànq muy Kër Massar jafe-jafe inondation yi gis nañ ci itam taxawaay bi nga xamante ne ni état bi def na ko ci waaye boobu ba léegi gis nañ ne askan bi ñu ngi bëgg a dee ci mbënd bi tey en tant que acteur politique fii ci Kër Massar tey nan nga jàngatee cette situation. waaw situation bi ñun daf ñu xaw a jaaxal sax parce que président Macky Sall ay la yéwén def na ay efforts jëm ci inondation yi parce que lancé na plan décennal boo xamante ni bi mu yéegee la ko def jëmee ko ci mbënd mi wax nañ ne def nañ ci lu ëpp 734 milliards yaakaar naa nag dëkk moom bu fa 734 milliards wàccee de façon globale am na yenn inondation yoo xamante ni waratuñ ko fa gis ci loolu nag la ñu ne plan boobu il faut que ñu saytu ko il faut que ñu évaluer ko xool xaalis boobu est-ce que dëgg-dëgg ci xeex mbënd mi la demoon parce que comme li ñuy faral di wax plan Orsec bi ñuy déclenché plan la bu nga xamante ni fu mu am en tout cas ci biir Sénégal dañ koy jàppee ni catastrophe moom moo am donc bu fekkee ci ñetti at yu toppante chaque année ñu déclenché ko ça veut dire que avancé wuñu dañoo nekk ci fa ñu taxawoon wala ñu dellu ginnaaw loolu nag responsabilité ñi ñu ko dénk la ngir ñu évaluer waxtaan ak askan wi wax dëgg-dëgg fan la jafe yi nekk parce que daaw la président Macky Sall ñëw Kër Massar li mu fi wax dégg nañ ko situation bi Kër Massar nekkoon gis nañ ko mesures yi mu jëloon ñu ñëpp dégg nañ ko ñu commencé ko jëfe mais ren bi hivernage bi di tàmbali ci benn ñaari taw Kër Massar di dundaat lu gën a pire lu mu doon dund daaw mais loolu nag bu ñu taxawee même bu ñu amul taxawaay politique ci fu ñu nekk waaye am nañ suñu bët di xool gis ni daal wax dëgg yàlla état bi faillir na ci côté boobu waaye nag am na lu nekk bu ñu situer responsabilité yi mën nañ ko situer ci niveau yu bëree bëri waaye daal population bi mérité na lu ëpp considération bi nga xamante ni moom la ñu am jëmee ci moom jamono yi. am na solo mbokk internetu KSTV comme ni ma leen ko waxee rek ñu ngi fii ci plateau spécial dalal monsieur Abdourahmane Leye ci loolee dañuy dem régie dugal benn élément daal di ñëwaat ci plateau bi. voilà chers internautes de la KSTV ñu ñëwal leen tey rek ci seen plateau spécial fi nga xamante ni moom mooy di Kër Massar Nord seet si nag monsieur Abdourahmane Leye autant pour moi nekk candidat ci mairie wu Kër Massar mu am nag ay jéego yoo xamante ni jot na ko def fi nga xamante ni moom mooy goxam ay nit ñoo xamante ni jot na leen jàppale ci lu mel ni ay formation ay financement pour permettre leen rek ñu am li nga xamante ni moom mooy autonomie bi ñu soxla permettre leen aussi ñu am li nga xamante ni moom mooy moyen bu leen di permettre ñu mën a gérer li nga xamante ni mooy seen commune bu baax donc dañuy dox ndànk rek dem dajeek nit ñooñu nga xamante ni ñoom ñoo bénéficié wu de tous ces avantages de la part de leur candidat monsieur Abdourahmane Leye léegi nag dañuy dem gis ñooñu rek ñu wax ñu li nga xamante ni mooy seeni relation ak rapport yi nga xamante ni moom la ñu am ak moom. waaw soxna si may sant yàlla bu baax di leen gërëm di leen sant di rafetlu tamit teewaay bi waaw di wax ne président Abdourahmane Leye moom mooy ki nga xamante ni nii mooy ki nga xam moo gën ci ñun ndax président Abdourahmane Leye ñun duñu tëddoon ñun ñëpp di nelaw amul kenn koo xamante ne ni yaa ngi doon am ci dara looy yëngu président Abdourahmane Leye ñëw indil ñu ay formatrices mu di ñu former ñu defar ay eau de javel ay madar ay saabu yëpp di ko jaay bu ñu ko jaayee bénéficié wu ci def ci suñu kees mais loolu noonu dem nañ liggéey ci ba kees goo fëgg tey da nga ciy fekk ay 5 millions ay 6 millions grâce à monsieur Abdourahmane Leye
waaw wax dëgg yàlla mu nekk jàmbaar lool waaw ci jigéen ñi mu nekkal fii jigéen ñi mu fi nekkal nekk na fekk ñoom nekkin mu rafet waaw parce que monsieur Abdourahmane lay day jóg jël di ci poosu boppam ñëw di ñu jàppale chaque jour foo ko fekk ñu ñëw di ñu jàppale ci poosu boppam financement yi nga xam te bi ñun ñu ngi koy def ci suñu biir ci suñu formation yi lañ ko jëlee ñu ngi jël ci formation yi di liggéey fi mu ne daal kenn nelawatul daal maanaam ci ni ma la ko mën a waxee kenn nelawatul ñun ñëpp ñu ngi liggéey à cause de li ñuy defar eau de javel yi madaar yi ak cere yi araw bi yëpp ñu ngi koy defar di ci bénéficier wu à cause de monsieur Abdourahmane Lay mais dafa ñëw fekk ñu ñuy nelaw mu yee ñu ñun ñëpp ba ñuy xool fi ñu toll nii tembe kenn tëddatul kenn nelawatul amatuñu jot naanatuñu attaaya toogatuñu tamit aussi di toog ci grand place yi dëgg tam mooy dëgg nekkatuñu ci grand place yi ndax dañ daan dem ci grand place yi attaaya fukk toog waxtaan mais loolu lépp amatul ndax lan Abdou moom moo ñu indil ku ñuy jàngal métier ñu liggéey ba mën a jëriñ suñu bopp am suñuy kees ba di ci def. ndax président Abdourahmane Lay dafa nekk ku baax ku jàppale jigéen ñi ku yërëm jigéen ñi man damay toog ma ne lu tax mu neex ma dafa bëgg jigéen ñi ba pare da leen a yërëm depuis 2016 la nekk di jàppale groupement yi jox leen ay financement ba tey jii tabaski bii passé dañ ko invité mu ñëw toog jigéen ñi mën naa ne kenn ku ci nekk yaa jëndal sa borom kër xar te grâce à moom la kon ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax di ko wax ne Kër Massar Nord liñ naan kuy raam di la bokk bu amee mboto yóbbaale la ñun moom lañ fi soxla parce que daf ñuy jàppale ba dara dul dara te moom mooy suñu arrangement waaw ndax wax dëgg yàlla tey jii instant bi suñu kees ñun ñi nga xamante ne ñun waa Sopna bi mi ngi ñu financé woon 50 000 delluwaat financé ñu waat 100 000 ba tey jii ñu ngi ci 3 500 000 te grâce à moom moo tax ñu ko koy santé di ko gërëmee bu baax a baax a baax a baax waaw. dañu am groupement mu ñëw xam nga liñ naan jox la mboto nga dawal jàngal la ni ñuy dawalee moo ko gën mu ñëw fekk ñu suñu leket ñuy taaba mu ñëw appuyer ñu suñu leket may jox ñu ko ñu dégg dem nañ ba nga xamante ne dañuy financer suñu biir di liggéey suñu biir soxlawuñu xam nga ñun jigéen ñi dañ doon dem ci banque yi di leb duñu am lu ñu fay am problème léegi ñun ñoo suñu financement bi nga xamante ne monsieur le maire président Abdourahmane Lay jox nañu ko ñun ci la ñu nekk di ci liggéey soxlawuñu banque au contraire ñun banque yi bu ñu neexee ñun ñu ñëw ñu abal leen grâce à moom ñu ngi koy santé bu baax a baax parce que jàppale na jigéenu Kër Massar Nord ñëpp la jàppale parce que wër na mbootaay yëpp du man kese mbootaay yëpp tey jii boo leen xuusoon ba si biir di ngeen gis ñëpp mbootaay yëpp jàppale na leen si financement ci doole boppam waaw ñu koy ñaanal yàlla di ñaan yàlla mu jëlal ñu mairie Kër Massar Nord parce que ñun moom lañ soxla moom moo ñu arrangé mooy suñu arrangement ñun mooy suñu monsieur le maire vraiment. dunoo ñëw bi ñu ñëwee fekk jigéen ñi ñëpp toog liggéeyuñu mu fexe dem si mbootaay fexe jigéen ñi nga xam ne amoon métier nu formé leen ba nu am métier ñu jox leen appui ñi nga xamee ne formé woon leen amoon nañ métier ba pare mu yëkkati xaalis jox leen ñu liggéey fekk ñi nga xamee ne doonoo néew doole mu ubbi fi école seen i doom di fi jàng mu ñëwati dem si hôpital beeg maternité bi fekk bi nga xamee ne gis nañ am na lu bëri lu fa manqué mu jël alalam def sa gis dëkk yoo xam ne amuñu pigeard mu def pigeard def fa dëma la sa hivernage bi tamit wax dëgg yàlla def na si lu rëy ndax jënd na ay moto pompe def fi jàppale xale yi yëkkati carburant jox leen te loolu ay réalisation yoo xam ne chaque année mi ngi koy def di jël alalam di ko def te jëlee ko fenn si poosam la koy jël ni ngi si ànd ak moom di si liggéey vraiment kon nu am yaakaar ci moom lool ne yaakaar boobu nu am gis ko mu di ko def si dëkk bi di ko réaliser di jël alalam di ko def vraiment fii nu jëm bu naan seeg moom bu ko gañee wax dëgg yàlla dinañ ci mën a am ndam li ñu soxla waaw li may wax ni ñu dëkk Kër Massar nit ki lu mu xam rek lay mën a jariñ ndax moom fii la dëkk xam na situation yi na am si dëkk bi man ancien employé municipal la fa laa liggéey ba retraité ko xam naa li si maire yi bi ñuy dëkk bi Géejawaay éléments yi ni njëkk affecté Géejawaay si la bokk te gis naa ne bi ñuy dem Géejawaay melul woon noonu Géejawaay ngi ni changé kon découpage bi président def fii avec nu am maire boo xam ne xam na situation dëkk bi nu taxaw jàppale ko suñu dëkk mën naa changé ndax ñun ñi nga xam ne suñuy kër a ngi fi presque suñu kër yëpp ndox mi nangu na ko ñu ngi ni doog te liggéey nañu ba retraité amatul lu ñu jëndee kër te suñuy doom liggéeyuñu kon avec maire bi nga xamee ne xam na dëkk bi taxaw jàppale waa dëkk bi mën na fexe ba loolu mën a changé te am nañ yaakaar ci moom ndax mi ngi jël alalam di ko def te boo fekk na dara taxawul kon kooku tey bu ñu demee ba jox ko mu téye keesu maire yi mën naa jafar dëkk bi am nañ yaakaar ci moom nag wax dëgg yàlla loo tax nu ànd ak moom di liggéey waaw. voilà donc comme ni ngeen ko gisee ci internet de la KSTV lii lañ leen indiloon rek ci seen plateau spécial bi nga xamante ni moom lañ def fii nii ci Kër Massar Nord ànd ci nag ak ki nga xamante ni moom mooy monsieur Abdourahmane Lay
di candidat à la mairie de Kër Massar Nord. donc ñi ñu doon waxal tey ji nag moo nekk ñi nga xamante ni ay nit ñu bénéficié wu lañ ci li nga xamante ni mooy formation yi mu initié pour commune maanaam pour population yi nga xamante ni ñoo dëkk ci Kër Massar ak financement yi mu def à l'égard de certaines femmes ak li nga xamante ni moom mooy yeneen réalisation côté santé côté économie côté éducation def ko ci ñi nga xamante ni rek ñooy population wu Kër Massar donc loolu lañ leen indiloon di leen jox rek dig daje ci plateau bi fi nga xamante ni nag mooy monsieur Abdourahmane Leye moom moo fa nekk mu gën ñoo yaatal ci ay liggéeyam gën ñoo yaatal ci yeneen réalisation yi nga xamante ni jotuñ cee ñëw donc à tout à l'heure. merci beaucoup waa régie monsieur Leye dem nañ gis élément bi gisanteeg femmes yi jàmbaar yi nga xamante ne ni yaa ngi leen di jàppale fii si gox bi di Kër Massar ngay acteur de développement lan mooy jaar-jaar bi nga xamante ne am nga kook femmes yi ak nan nga gisee élément bi ñu la indil. waaw di ko rafetlu ndax ñi jël kàddu wax man ak ñoom ñoo doorandoo lépp lu nga xamante ni ñi ngi koy def jëme ko ci population yi fii li ci ëpp nag dañu ne woon ba ñu dajee ca njëlbeen foog ñu lal ay pexe jaare ko ci organisation boo xamante ni dañ koy woowee initiative communautaire mooy li ñuy faral di gis nit ñi di ko def mu leen di jural koom jigéen ñi di ko def mu leen di jural koom ñu fexe organiser loolu ba mu gën leen a rapporter plus parce que modèle bi ñi ngi ko jëlee woon fi ñu jaaroon ci expérience yi ñu am ci benn projet d'initiative communautaire pour la paix en Casamance mu nekkoon programme bu yaatoo yaatu Banque mondiale joxoon État du Sénégal 1 milliard ñun ñu amoon ci dogalu yàlla occasion wala en tout cas opportunité gérer woon projet boobu ñu jaare nag ci ay fànn yu bëree bëri ngir jàppale population yi à la base ñu ne woon kenn ku ne ca la ñu la fekk la ñu lay organiser yokkal la ci ba mu jural la koom yu ëpp yi nga daan am ci njëlbeen loolu nag bi ñu ko defee mu jur résultat yu baax foofu même modèle boobu la ñu ñëw dupliquer waat fii ñu jaaree ko nag ci jigéen ñi parce que ñoo nekkoon suñu porte d'entrée gis ne jigéen ñi ci Sénégal yëpp organiser wu nañu en groupement dañuy daje ñii lundi la ñii jeudi ñii samedi et cetera nat ci seen ay leket kenn ku ci nekk boo amee soxla ñu lebal la ci nga dem faj sa soxla booy ñëw fay tegaat ci benn intérêt moo xam 500 la moo xam ñoom ni ñu ko organiser wa ilaa ñu financé la bu fekkee yaa ngi ci commerce nga dem jënd jaayaat booy delloo am leneen loo ci teg mu gën a dundalaat kees bi ñu ne mais femmes yooyu tey bu ñu liggéey ak ñoom au-delà de natt yooyu ñuy def ñu fexe leen wutal aussi métier ci lañ indi ay formation jox leen ci transformation produits locaux yi mu nekk ay modules yu bëri ni ñuy defaree même cosmétique à froid yi nga xamante ni aussi ñoom dañ koy soxla ci seen ménage au quotidien muy ay eau de javel savon ordinaire et cetera benn bu ci ne ñu former leen ci ba doot ñu ko soxla dem jënd ji ci boutique bi ñoom ñooy daje léegi defar ko jaar ko seen biir lii jëm ci seen kees lii jëm ci seen koom ci loolu nag lañ gën a yaatal ak ñoom ba def maillage communal également li ci ëpp aussi ci liggéey jëmee ci santé parce que ñu gisoon aussi fi ñu nekk ni configuration bi mu am santé daf fi sooxe woon bu baax a baax ñu sollicité woon mouvement bi xool naka la ñuy organiser pour wàccee fi benn programme de santé ci la ñu initié nag des journées de consultation gratuites lu toll ci juróom benn fan ñu def ko ci quartier yëpp kenn ku ci nañu jox la benn fan boo xam ni da ngay faju te doo fay mais aussi jël matériel médical yóbbu ko ci poste de santé yi parce que aussi ñëpp xam nañu département Pikine nu mu toll woon ci dayo poste de santé yi subvention yi ñu war a am par rapport ak quartier yi ñu polarisé ndimbal bi demeewul woon noonu jóge ci état bi moo tax ñun itam ñu yëkkati woon ay jéego jëm foofu ngir mën leen renforcer seen taxawaay ci volet environnement aussi defar nañ fa ay puisards joxe ko ci yenn quartier pour jàppale population yi parce que banlieue bi moom mën nañ ne sax Sénégal de façon globale suñu plan d'assainissement dafa des lu bëree bëri ñu gis ni daal kër yi ndox yi ñuy génnee ci biti bi lañ koy tuur ñun ba fu suñu doole yam ñu initier benn programme jël ay puisards maye ko un peu partout pour en tout cas jéem a xeex loolu ci taxawaay aussi gis nañu ay nit yu nga xam ni
war nañ leen mën a taxawu ci côté social mu ne ci côté social mooy boo ñëwee ci volet scolaire école yeeg université yeeg école privée yeeg école de formation yi bëri na ñu nga xamante ni bëgg nañ fa am taxawaay bëgg nañ fa jànge waaye seen ay waajur seen loxo jotewul seen ginnaaw noonu ngir ñu mën a assurer xale bi jàng bu am bu tegu ci maanaa yi nga xam ni moom mën na ci jàng daal ba yegg ci benn niveau bi sollicitation yi si bu mu bëree ñu ubbi école boo xam ni daanaka charge yëpp mouvement bee ko yore woon ngir ñu jàppale xale yooyu ñu am opportunité jàng ba yem ci yenn niveau yi nga xam ni mën nañ leen assurer lu bëree bëri en tout cas réalisation yi ñu def bëri na mais du benn nit moo ko def groupe moo ko xalaatoon di ko def di gërëm bu baax a baax ñoom témoignage yi ñu def jëmee ci man jëmee aussi ci mouvement bi. am na solo macha allah. d'accord léegi monsieur Leye vraiment bu ñu gisee réalisation yëpp est-ce que du tamit maanaam jëf ji wala lan moo la daal motiver nga samp sa ndënd ci élection maire yi di ñëw fi rawatina ci gox bi nga xamante ne ni moo di Kër Massar Nord. waaw motivation yi bëri na benn bi motivation politique la parce que li nit ñi di faral di wax mooy élection présidentielle affaire politiciens yi la ñun ñëpp ñu bàyyi ko ak politiciens yi kenn ku ci nekk xool ñi fi ne ku la ci doy nga ànd ak moom ñoom aussi politiciens yi tëggee ko ci façon bu nga xamante ni joxuñu sénégalais yi benn large choix bu ñu mën a tànnee ku leen di jiite. élection yi passé juróomi candidat ñoo dem waaye juróomi candidat yëpp bu ñu koy nat bu yàlla rek taxee ñuy wax ay nit yu politique lañu bu ñu ñëwee élection législative politiciens yooyu ñoo formé waat ay liste nekkaat ci biir ñun ñi nga xamante ne ñooy suñu bopp tey population yi nar a fal ñu proposé ñu ay liste yoo xamante ni ci la ñuy jëm pour fali ji leen ñoom politiciens yi. ñu waat encore élection au conseil départementaux yi ñoom ñooy voté ñoom ñooy voté ñooñu aussi ci seen biir tànn ay politiciens voté leen ñu dem ci au conseil bi. maintenant bu ñu ñëwee nag élection locale nga xamante ni mbiru quartier la politiciens yooyu ñu daan gis ci présidentielles yi di leen gis ci législative yi di leen gis ci élection au conseil yi ñëw solaat mbubbu quartier yi ñëwaat di dagaanaat suñuy baat pour jiite suñuy mairie loolu nag la ñu wax ni warul am bu daan am tamit warul continuer parce que quartier yi dafa am ay mouvement citoyens yu fa nekk yoo xamante ni seen dynamique populaire kenn naatable wu ko ñuy def ci askan wi nit ñi di leen gis matin midi soir ñuy liggéey ci loo xam ne ku leen dénk mairie ñu doxal ko nu raw ni ko politiciens yi di doxalee waaye politiciens yooyu dañoo daje ci benn dialogue national lañ ko woowee waxtaan xaatim ba wut ay pexe yoo xamante ni mouvement citoyen yooyu du ñu émerger du ñu bokk ci élection yi loolu pouvoir comme opposition complot la boo xam ni sénégalais yi balaa ñu ci teg seen bët élection yi commencé parce que tey bu opposition d'accord caution bi nekk 15 millions man dem naa ci bis bi ñuy waxtaan ak ministre de l'intérieur pour xool na la ñuy fixer caution bi tey bu pouvoir ne 20 millions parce que am na liste yu mu bëggul ñu bokk liste yooyu mooy lan mooy dynamique populaire yi nekk ci quartier yi te ñi ko jiite am leadership reconnu bu ñu demee daan parti yi jëli mairie bi ñooñu la ñu bëgg éliminer mais opposition bi aussi bi mu fa nekkee défendrul ces mouvements citoyens opposition boppam la défendre moo tax bi caution bi génnee nekk 15 millions ñun bettuñu parce que pouvoir ak opposition dañoo bëgg local bi nekk élection pouvoir contre opposition ñu exclure tous les leaderships locaux loolu la ñu gis ñu ne nag ñun dinañ fexe organiser wu ba élection yi duñ ko bàyyee politiciens yi dinañu taxawal liste bu mag boo xam ni képp ku nga xamante ni porteur de voix nga képp ku nga xamante ni aussi leader local nga yàgg dox pour sa gox ñu seeti la waxtaan ak yow fexe ànd ak yow ci coalition boo xamante ni li ñu soxla ci commune bi mooy na mu daan demee ñu soppi xar kanam bi donc loolu moom mooy deuxième motivation bi nga xamante ni moo tax ñu bëgg teg suñu candidature ànd si aussi ak nit yi nga xam ni bi ñuy trouver consensus ci sama candidature fekkeewu ma ko waaye liggéey nañu ensemble plus de 5 ans ba ñu xam ni
tey sunu candidature aboutissement la par rapport ak li nga xamante ni ñi ngi ko doon liggéey jëmee ko ci population bi donc Moustapha loolu mooy sunu motivation waaye aussi am yéene ni communes yi di doxee ci Sénégal ñun dañu doon former ay maires ci ni ñu yoree budget ci nan la ñuy exécuter budget ci naka la ñuy tegee ay programme de développement mais loolu tey bu ñu ko jàngalee ba gis ay maires di ko doxal ci seen commune ñu leen ciy naw ci ay résultats yu baax ñun itam fu ñu dëkk war nañu liggéey ci lu ñuy jox commune bi ngir ñu teg ko ci raay yooyu. am na solo monsieur Leye waaye lu duf si nag bi yëpp xajul si cin bi xanaa dañ lay bàyyi rek nga daal di tàggatoog mbokku internetu KSTV ñu jox leen dig daje beneen. waaw jërë ngeen jëf di leen remercier bu baax a baax ci disponibilité bi di rafetlu tamit bu baax seen liggéey di leen ñaanal yàlla gën a dëgëral télévision bi gën a sàmm aussi seen liggéey parce que ñu ngi leen di suivre gis nañu en termes de réalisation ce que vous êtes en train de faire di remercier aussi seen mbokk internet yi leen di suivre yëpp ci seen di leen remercier seen fidélité mais aussi di nuyu toute la population de Boune Kër Massar de façon globale jaare ci Darou Missette Parcelles Assainies zone de recasement M3 gis nañu vraiment engouement bi nga xamante ni am nañ ko jëm ci soppi li fi nekk kenn ku ci nekk sollicité nañ pour ma seet si leen ñu waxtaan dans le cadre d'une large coalition ñoom ñëpp ñu ngi leen di jox dig daje fan yii di ñëw incha allah pour seeti leen. rafet na Moustapha. vraiment Abibatou defuñ lu dul kontaan vraiment ci bokk ak yow plateau bi ak sunu invité bi nga xam ne wax na fi vraiment ay kàddu yu am solo di jox rek dig daje dégg nga internetu KSTV incha allah ba ay bés yi di ñëw. mu ngi noonu mbokk internetu KSTV li lañ leen indiloon tey ci seen plateau spécial dalaloon monsieur Abdourahmane Leye nekk fii ci Kër Massar. ñu ngi remercier bu baax nag suñu caméraman yi nga xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw lépp lu taaru ci émission bi rek macha allah ñoom ñoo ko waral ñu ngi leen di remercier yéen ci fidélité bi ngeen ànd ak ñun di ñu seetaan jamono bu nekk di leen jox dig daje beneen yoon incha allah ci yeneen plateau spécial jërë ngeen jëf.